Merci de rester en compagnie de la télévision Futurs Médias et nous nous excusons pour ce retard accusé dans le démarrage de ce magazine ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te leen di ziar di rafetlu ànd bi ak ñun bu waxtu wi jotee tey nag ñu ñëw ci ñaari pàcc ba ñett sax ndax bés bi moo ko laaj ci wàllu actualité benn bi dinañ fi dalal préfet bu Dakar mi nga xamante ne rek jot na ñetti demande yoo xamante ne yegsi na ci taabalam ngir manifester fële ci place de l'indépendance mu aaye ko nag dina teew fii ci kanam daal di koy gën a yaatal ñaareelu pàcc bi lay doon gannaaw 20h bi beneen partie it gannaaw 20h bi mu di analyse bi nga xamante ni dinañ ko am ak Barka Ba nekk journaliste ci kër gi nekk it spécialiste des relations internationales ñu nar a ñëw rek ci li nga xam ni moo xew fële ci Mauritanie wax nag ci diggante Ould Abdelaziz ak Ould Ghazouani seen diggante li nga xamante ne ñagas na jamono ji wax it ca Gambie manifestation yi fay am ngir fexe président Barrow respecté la nga xamante ne diggee woon na ko ak askan ba mu yegg ci bopp réew mi daañu ci ñëw gën a yaatal rek bu fi teewee lay doon si ñaareelu partie bi journal bi it ak rédaction bi du ñàkk ñu ñëw ci gën a yaatal pàcc bu njëkk bi nag ñu jagleel ko waa Sénélec bi nga xamante ne jamono ji ci plateau bi heureusement courant coupé wul waaye ki fi war a teew expliquer ak Sénélec mi nga xamante ne remarqué nañ ko ci fan yi coow li leen topp moom yegg seegul Der ñu bàyyi la nga nuyoog askan bi. alors nuyu naa la yow d'abord. li ngay wax di nuyu askanu Sénégal yëpp téléspectateur Télé Futurs Médias rawatina ñu am mbégte àndaat ak ñoom ngir gindi leen ci nga xam ni moo soxal dund ni askan wi. tolluwaayu réew mi defe naa lu am solo la aram te wax nga ko. ki ñu fi woo mu war wuyu si waaye tardé yoon bi nag mun naa seede man tamit ni xat na lool mais waroon na gën a farlu ndax li ñuy waxtaanee am na solo lool nee nga courant coupé wul waaye ku waxal dëgg yàlla waa Sénélec la. boobu ba léegi coow li bëri na dégguñu ci ñu bëri ci ñoom tey nangu woon nañ ñëw fii expliqué wu. te mooy li may wax tamit ku waxal yàlla xam ni nee nga courant coupé wul courant gëj na coupé. mais yokk bi moom jaaxal na nit ñi te bëgg nañ vraiment ñu gindi ci nit ñi explication yi bëri na cafouillage bi bëri na. explication ni may wax ni mu bëree xëy na bu ñëwoon tey. explication sax yenn yéex na. voilà yéex na te bëri. léegi nag nu ñuy wax defe naa nettali ci làmmiñu boroomam. moom waroon na fi ñëw teew expliquer ñu naka la ñu def 2017 une baisse amoon. waaw. ñu ñëw ba 2019 bii di waaj a jeex ñu yokk. te ñu déggaat ni 2020. premier dinañu wàññiwaat. donc muy loo xam ni ëlëm na xel yi foog ñu indi ci ay leeral nit ñi tamit xëy na lu ñu leen meree di ko laaj ne ñi ngi ne ñenn ci population bi ñi ko mën nañ def effort. ci courant bi gën a fay yóbbaale xëy na ñenn ñi la ñu wax mais aussi ñuy laaj ñoom ñi fay liggéeyee. yan effort la ñu def. ci fayum courant boobu parce que nit ñi laaj nañ leen ko du pour stigmatiser leen mais ci xibaar yu bari ñuy dégg ils se sont serré la ceinture exactement à leur niveau on dit que du ñuy fay courant wala li ñuy fay néew na lool bu fi teewoon it doon na am solo mu indil ñu ci ay leeral man laaj yu ma ko bëgg laaj la yoo xam ne du man sax mais askan wi ñu ci bëri dañ koy laaj te ñu bëgg mu leer donc point yi nga xam ni vraiment waroon nañ ci mën a waxtaan te yaakaar nañ ni balaa tranche bi ñu ko jagleel di jeex dina fi yegg si ñu laaj ko ñu indi ci ay leeral dina am solo lool aram alors fait boobu noonu dafa yokku ba yegg ci ay manifestations. yaa ngi koy wax sànq. loolu moo tax encore une fois ñu dégg waa collectif fa ñoo lànk ne ñoom it suba dinañu manifester. ci ajuma ji ca place de l'indépendance malgré la ñu wax ne lan la ñuy jëfee. kilifa ga nee na leen fii kat du yoon bi ngeen war a jaar. teewul ñoom neen dinañ ko def ñu am it les jeunes boucliers de l'APR ñoom it ne dañu bëgg a def contre manifestation mouvement citoyen yoonu askan bi ñoom it taxaw daal ne dañuy manifester coow li bëri te pourtant nee nañ fii waru fi jaar naka nga gisee doxalin bi alors loolu tamit plusieurs niveaux d'analyse la laaj ci sama xam-xam bu gàtt déjà mooy waral préfet ci deuxième partie bi ni nga wax ñu def ko ñaar Barka Ba war fi teew ci ay mbirum relation internationale waaye balaa boobu ki tere mbir mi parce que je pense que l'information léegi est officielle dañ ko tere dina fi teew tungu ne di teew ni mu koy faral di waxee wolof a ko wax ñuy naataal moom dinañu wax lu tax mais xëy na tamit man je vais revenir ci stratégie bi nga xam ni ci li ma déggagum ci motif wu tere bi am na ñoo xam ne ci organisateurs yi la ñu bokk xaw ma dañu déggoowul xaw ma mais ñaari place yu bokkul la ñu joxe
te déjà ci liñ ma ji ma laajte nee nañ ma motif d'interdiction rek feeñ na foofu mais bu dul loolu bu ma doon ñoom par stratégie ñu defaat ko place de l'Obélisque mobiliser woon nañ amul woon problème te nit ñi wuyu si woon nañ continuer woon ci dynamique de mobilisation boobu en vue de ñu libérer niñ koy kaasee ñii nga xam ni dañ leen téye ñu bàyyi ci moom doon na baax te it yokkute courant bi ñuy kaas ñu continuer ko dégg bu baax te muy mobiliser ni ma ko waxee donc est-ce que il ne fallait pas choisir entre rapport de force boo xam ni wóorul ni yow di nga ko remporter maanaam di nga ci génn avec victoire laa ko mën woowee wala ndax on sait qu'en général boucler ville yomb na très rapidement la manifestation risque d'être tuée dans le jot a gis sax si yenn articles yi ci presse écrite ci presse en ligne bi gis nañ présence ou force de exactement loolu laa lay wax donc étouffer ko dans l'œuf bu dee centre ville day yomb dina indi perturbation certes mais très rapidement bu ñu jëlee les têtes de file wala yu demee noonu on voit qu'en général la manifestation fa lay yem mais alors que bu ñu ko defaatoon place de l'Obélisque ni ñu ko defee woon keroog mobiliser encore une fois te yaakaar naa ni bu ñu ko fa defoon mbooloo mu gën a takku bi njëkk ñëw dina fa am eh bien je pense qu'il fallait fédérer encore davantage les forces mooy ni ma wax nag ça n'engage que moi fédérer davantage les forces ba gën a dëgër après doog a seeti beneen place boo xam ni wala dem ci beneen conquête mais benn mobilisation nga def rek bi ci topp nga ni je vais au rapport de force bon est-ce que ce rapport de force là te sera forcément favorable bon demain incha allah soreetul dinañ ko xam. alors bu ñu déggee encore ci xeex boo xamante ne à la base li ñu doon dégg mooy combat citoyen la. ñu dem ba ci biir dégg ay banqaas. ci bokk te ñu yëngu ci wàllu politique. ndax nekkuñu di dénaturer li nga xam ne moo taxoon mbir mi jóg. mooy beneen jàngat bi nga xam ni war nañ ko am tamit aram boo xoolee ces nouveaux mouvements là dafa mel ni ñoom léegi ñoo agrégé. revendication wu population yi askan wi maanaam seen bopp ci ñooñu lañ ko gën a gis que sur les partis politiques traditionnels et les syndicats ñi nga xamoon ñoo daan faral di porter bëgg-bëgg askan wi li seen ay aspirations ak l'autre donc jàngat war na am au niveau de partis politiques yooyu rawatina opposition bi ci combat bi nga xam ni kenn déggu leen kenn gisu leen fenn bi nga xamee ni nag affaire yi commencé nañ kii la ñu gis ñu commencé déem a def la jonction taf yëngal ni nga ko waxee c'est une question très pertinente effectivement qui soulève beaucoup de questions et de questionnements ani parti politique yooyu dans ce combat là depuis le début kenn gisu leen ci ñi ngi ci benn dialogue politique boo xam ni ba léegi kenn mënuloo wax fu muy mujjee est-ce que du loolu la ñuy jéem a sàmm est-ce que du dafa am ñoo xam ni dañu déggoo ba pare bu yëf yi sottee dañuy dugg wala dafa am lu ñu leen di mosal dañ leen di sédd question yooyu yëpp c'est légitime qu'on les prouve te kooko ci laaj mu yëkkati baat wala xaw a mer am na ñaar wala ñett yoo xam ne man laaj laa leen ko mais niñ ma tontoo mais da ngay xam ni et puis quand tu n'as rien à cacher je ne pense pas que jar na mer wala jar na énervé tontu gu leer bu simple bu dee déggoo wook nguur gi combine bëre amul wala yu demee noonu nga tontu mu jeex mais ni muy demee nii ñu gis leen ñu absent ci combat citoyen yi on se pose beaucoup de questions et est-ce que à la fin du ñu nekk assister à une mutation peut-être dañ doon wax yegguñu fa ay conscience citoyenne en Europe la ëpp Occident wala yu demee je dis que non am na changement de paradigme buy am boo xam ni il faut que suñu way politique yi bàyyi ci seen xel sinon ils seront en rade dinañ leen bàyyi comme on dit le train dina dem bàyyi leen fi te duñu comprendre nu mu demee quand ce sont je dis encore une fois des mouvements citoyens ñoo constitué wu nekk figure de proue ci lutte yi nga xam ni ci ñoom lañ ko doon xaar eh bien on se pose énormément de questions ci li nga xam ni mooy seen devenir ñoom. merci Pape Abdoulaye Der. Moussa Dieye secrétaire général bu Senelec yegsi na ci plateau bi dalal jàmm. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Moussa xanaa embouteillage la tey embouteillage ak jégalu aussi parce que dafa am un petit problème peut-être si déggoo bi si heure bi xëy na de départ plus embouteillage bi mais c'est vrai que depuis longtemps je suis là. temps yi de yéen a yore actualité bi su ma la sañee wax nag yéenay buzz ci dëkk bi. waaw si loo xam ne indil fii Senelec jàppal fële. wax leen ñu lu ñu mën a dégg lu xew. waaw loolu nga wax sax am na mais du suñu coobeer parce que ñun Senelec suñu sañoon centrale la ñu xamee ak réseau bi. ak fexe ba ñëpp am courant te kenn duñu gis. xëy na nag li am nii du ñun ñoo ko dogal du ñun ñoo ko wut aussi. mais lu tegu si ñun ñëpp la
maanaam li joxe courant bi def ci am wàll boo xam ni du waa Sénégal ñoom ñoo ko yore seen loxo dafa dépendre ci bitim réew te am na jamono yoo xam ne bu loolu ñëwee il faut que ñu soppi comme ni ñu def ni bu amee nag mën na naq di nit Moussa nga baal ñu ni ñuy wax new leen fii pour ñu stigmatiser leen wala quoi que ce soit sànni xeer gratuitement 2012 ñëpp nangu nañ état bi fi mu toll woon ci courant bi mu lottal ko sonal ko délestage amatul ak yëpp maa ngi koy wax Aram 2017 ñu wàññi sax 2019 di waaj a jeex ngeen yokk mais loolu lu ko waral on ne comprend pas. waaw moom laa lay expliquer xam nga Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xam ni courant bi ñuy togg bi ñuy lakk courant bi pétrole moo koy lakk li ci ëpp am nañ courant bu jógee ci jant bi am nañ courant bu jógee ci ndox bi mais boo jëlee courant bi mën nañ wax ni téeméer bu nekk juróom-ñaar fukk yi pétrole moo koy lakk léegi boo jëlee 2017 pétrole boobu mu ngi tegoon ci $40 moo tax bi mu amee président décidé parce que dafa jógee 60 ñëw 40 président xool ni ñun li ñuy lakkee pétrole bi wàññeeku na donc Senelec mi ngi am xaalis parce que changé wul prix bi te li muy lakkee pétrole bi wàññeeku na. xam nga man loolu doguma la boo ma ko waxee du ma doy trop. yàgg na yéeg yàgg na wàcc non dama ni yàgg na yéeg yàgg na wàcc daaw leen wàññi. mais li ñuy wax daaw leen yokk ay moyenne la ñuy wax. xam nga bu ñuy yokk pétrole bi mën ñu ko topp par jour. parce que nit ñi aussi mënuñu bis bu nekk ñu ne dañuy yokk gannaaw suba ñun dañuy wàññi ñun société la ñu te aussi état la ñu yore état bi dafay xool par 3 ans par 2 ans par 4 ans des fois dafay yokk ba nga xam ni nit ñi bu nu fekkoon ni dañuy yokk courant bi kemtalaay nu pétrole bi yokkoo nit ñi duñu ko attan. mais bu wàccee li ngeen di emmagasiner ci ay xaalis. moo tax ma ne ay moyenne la du ngeen ko wax ne am nañu temps dinañ ko reverser fii wala fii lañ koy investir. waaw mais loolu du leer moo tax ma ni bu ngeen ma mayoon tuuti rek 5 minutes rek moom expliquer affaire bi mooy ni dafa wàññeeku na 2017 wàññeeku bu am solo bu xaw yàgg. ñu xam ni 10% officiellement ñu wàññee 10%. bi ñu wàññee 10% matul 6 mois. pétrole boobu nekkoon 35 dem 40 50 60 ba 90 ba léegi yokkuñu 2017 muy dem di dem ba léegi ma ngi 60 di diggante entre 60 ak 65 te waxtu yooyu muy yokku li nga xam ni waroon nañu ko teg ci nit ñi parce que pétrole bi yokku nañu gouvernement bi moom ci boppam moo ko jëloon en charge ça veut pas dire que njëgu courant bi dafa wàññeeku njëgu courant bi fa mu toll woon la toll xanaa dafa gën a yokk mais gouvernement bi ci boppam moom moo ni comme que courant bi yokku na te xamaguñu ndagam yokk bi c'est stable mën naa ko supporter pour permettre que nit ñi ñoom ñu respirer maintenant yokk boobu nag moo yàgg boo xam ne léegi ñoo ngi def changement tarifaire période bi ñuy dugg ni beneen période la boo xam ne dañ koy observer sur 3 ans. yokkute daal ngeen bëggul wax moo tax ngeen wax ay changement tarifaire. non réajustement ñun pour ñun Senelec yokkute li ñuy jot ci courant bi yokkuwul parce que courant bi njëgam bi dañ koy li koy produit dañu koy jox par at bu fekkee. li ñu jox du changer maintenant lan moo ci changer mooy bu ñu xoolee njëg bi nekk foo xam ne ci benn jamono gouvernement bi dafay wax ni partie bi maa koy jël partie bi nit ñoo koy fay li xaw léegi fi ñu toll nii nag mooy partie ni ñu ko séddale woon noonu gouvernement bi ni ñu man kat maa jël 100% yëpp lu ci yokk maa jël 100% def na ko depuis mën naa wax 2017 2018 ba 2019 ba mois d'octobre 2019 bu ñu xoolee rien que ci at mi gouvernement bi supporté ne 101 milliards boo xam ne moom moo ko fayal boppam fay ko ci njëgu courant bi que nit ñi di lakk. kon nguur gi moo décidé bañ a supporter ti encore une fois moo tax ñuy yokk. waaw mais waaw moom moo ko décidé sax mais décision boobu. du ni maa ngi doon gis ku ko nangu wax ci ñoom. non de tout temps Senelec moo jël décision bi. Senelec ak gouvernement bi wute wuñu parce que ñun ñaar mën ñu teqale. boo wax ni Senelec a def dafa mel na nga ni gouvernement bi def parce que Senelec du def lu gouvernement bi santaane. waaw mais jógewul comme ni nga wax. initiative bi jógewul ci yéen. c'est la même chose ñoom ñaar ñoo yem. ñun li ñu wax lépp lu ñu wax moom la gouvernement bi wax lu ñu gouvernement bi wax moom la ñuy def. donc amuñu fu ñuy wutee problème bi mooy li njëg courant bi di jar bu ñu ko xoolee muy ñaar fukk gouvernement bi man maay fay ñaar fukk yi ci tegu su fekkee ni gouvernement bi dem ba si yàgg mu ni ñaar fukk yi kat mën naa la si jox ñaar dërëm yow nga fay ñaar dërëm man ma fay fukk ak juróom-ñett yi. loolu moo xew léegi c'est-à-dire que la mu daan jël 100% yi moom la ñu jël man kat nanaa jël 95% 5% yi nekk nit ñi dimbale parce que li may jox nit ñi moom laay dindi ci hôpital yi moom laay dindi ci tali yi moom laay dindi ci école yi. alors dinañ ñëwaat ci monsieur Dièye ci kanam dañuy dem seetaan publicité ndax xibaar yi ñu ngi xaar.